docteur Macoumba Diouf ñu ngi ci seen émission suñu leader tey moom la ñu tànn comme leader nekk invité ci émission bi ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ni rek actualité jëmale ci commune bi mu nekk waaye tamit ci nga xamante ni mooy secteur bi mu bokk muy horticulture xanaa rek bàyyi ko docteur ñu ngi Soxna Amina maa ngi lay fay di nuyu mboolem internet li mu yi nekk ci réew Sénégal ak ci bitim réew te di safoo ak di topp Saloum Actu di leen jaajëfal waaye aussi di ndokkeel ak di félicité bu baax équipe bu Saloum Actu yëpp nga xam ne sunu moomeel la di rafetlu liggéey bi ñuy def pour askan nga bi ñu tamit ñu koy nuyu bu baax a baax moom mooy docteur Macoumba Diouf nekk maire bu commune bu Latmingué depuis 2014 première maire sax ñu wax bu commune bu Latmingué depuis 2014 Latmingué nekk ci région bu Kaolack moom nag mooy tamit directeur bu horticulture doonaat ci tamit li nga xamante ne mooy maire bu Latmingué ginnaaw bi nga xamante ne génn nañ ci élection yi nga xamante ne moom la ñu doon amal moom bi commune laa di koy tànnaat tegaat ko fi du ñàkk dinañ di wàcc ci tànneef bu waaye tamit balaa ñuy dugg ci politique ñu wax ci li nga xamante ne mooy secteur bi nga nekk horticulture après la présentation docteur nga gisoon defoon benn sortie xam ne ne Sénégal moom génn di def une production de 250 tonnes de fruits et légumes désormais nga xamante ne dootul doon ñu jéggaani tey perspective boobu nga xamante ne joxe woon na ko lan moo taxoon ak fan la ko taxoon. jërëjëf soxna si wax nga dëgg secteur horticulture d'abord ci tolluwaay bu am solo la am fi mu nekk nii bu kenn yaakaar woon ci diir bu gàttee noonu waaye avant loolu lan mooy horticulture fii ci Sénégal bu ñu waxee horticulture ci Sénégal nañu jàpp ne mbéyum noor lañ ko gën a miine ñi naan mbéyum dër te man ma tuddee ko mbéyum waxtu wu ne tax mooy mbéy mi nga xam ne jamono ju nekk ñu ngi koy def horticulture ci Sénégal mu ngi ŋànk ñeenti pàcc ni ñu ko mën a waxee foo gisee ñuy wax mbéyum lëjum rek ñu koy wax ci tubaab culture maraîchère booy boo sama abina jàppal ne yaa ngi ci wax ci horticulture foo fekk mbéyum meññeef yi ñuy wax fruit ci mel ni banana orange ak yu ni mel meññeef yooyu nga xam ne ay doom lay jur yu ñuy xewloo ñu koy wax arboriculture fruitière ba léegi yaa ngi ci horticulture beneen pàcc la ci horticulture loolu ñuy wax mbéyum fleur ñu koy wax floriculture ci horticulture la bokk loolu ñuy wax plante ornementale mooy gàncax yu taaw yooyu nga xam ne xëy na du doo du meññ du tóotóor waaye seen melo moo taaroo noo nga xam ne boo ko defee bërëb daf koy taar loolu kon ñeent yooyu Amina mooy horticulture boobu kon Amina yaa ngi constaté comme man que ne avant 2012 kenn xam ko woon en tout cas kenn di ko doon tudd léegi nag yaa ngi nii fekkee sama ci sama commune lu ko gën a am solo pour man amul muy commune bi ak lu ko soxal waaye yaa ngi nii njëkkee woo ci loolu ci horticulture nga njëkkee am na lu tax ok loolu tax nag moom lay rafetlu te loolu du kenn ku dul président de la République Macky Sall ndax bu mu jotee réew mi 2012 moo yëkkati plan Sénégal émergent wax ne dafa bokk dafa doon loo nga xam ne bu doon saxaar la bopp bi xëcc wagon yi dafa bëgg mu doon mbéy mu fekk ñu jël mbéyum nawet moom rek lañ doon def moom rek la nguur gi doon jàppale mu ne ñii xanaa yoo xamuñ woon li nekk ci mbéyum noor xaaral ma woon leen doole ji ak solo bi nekk ci mbéyum noor
jël objectif nguur gi xaaj ko ñaar 50% mooy nañ def ceeb priorité ak gerte loolu mbay nawet la yeneen xaaj bi mën nañ jël soble ak li ñuy wax fruits et légumes de courte saison destinés à l'export ñu jël indi kon xanaa séddale nañu mbir mi ñu yem boobu laa xam ne mbir yi dina dox mu jël ay moyens def lu kenn mës a def mooy subventionné jiw pomme de terre xam ne jiw bu seer la subventionné engrais subventionné matériel agricole exiger bu baax pour ñuy def li ñuy wax régulation mooy bu ñu ñorlee ci yooyu ma tudd lu doy ñu arrêté jëggaan bi ñu ko doon jëggaan bi ci réew te ñi ñu xewloo li ñoree ci réew loolu indi fi koppar yu bëri yu ñu séddoo man ak yow ak borom tool bi borom transport man ak yow parce que même bu ñu béyoon am nañ soble ci prix bu baax te bu fi ñoree lool duñ ko am transporteur bi bu fi soble ñoree lool du am liggéey ndaw sa ca bétuwaar nangaan yore taabalam ci buntu kër bu fi la jum doon ñoree du am lu mu fa jaay am ci dara chaîne baa ngi bëgg a gudd saisonnier nooram bi jógee fii Saalum dem Ndiaye noor fa juróom-benn weer wala juróom-ñaar am fa nu mu béyee nawet buñ fi béy buñ fi ñor la woon loolu du am kon ci gàttal ñu daal di développé mbéyum noor fii ci Sénégal jógee ci soble buñ doon am lu ñu doon ci at mi ñetti weer bu bëri ñetti weer ak genn wàll c'est rare mu ma doon ñeenti weer léegi juróom-ñetti weer ci fukk ak ñaar soble Sénégal bi mu dundee te li ñu ci xamul mooy waruñu woon sax jiggaani benn doomu soble ndax li ñuy ñor rek ëpp na ci ñu soxla ci soble waaye dégg nga coow li waaye nguur gaa ngi ci secteur privé yi si ci góorgóorlu léegi mooy ay bërëbu dencukaay yu tax ba 12 mois yëpp soble mbay bu Sénégal la ñuy dundee loolu moo xaw a manqué waaye nguur gi am na ci ay projet bu la soobee mën nañ cee wax bu boobaa secteur privé bi aussi appel yi ñu doon lancé mu tëye dikk mu ngi ñëw di ci dugg si léegi di ci investir pour que balaa yàgg ñu am ay bërëbu dencukaay yu doy ba benn doomu soble dootu jóge bitim réew dugg ci réew mais Amina loolu bu dul résultat bu jëlal pomme de terre moom 2012 dañ doon jiggaani lépp bitim réew loolu daaw su ma ne daaw mooy 2020 laa bëgg wax non 21 fukki weer ci fukk ak ñaar 10 mois pomme de terre Sénégal lañ dundee loolu yàgg mooy noor bii ñu jógee te li nga ci xamul mooy li ñu dal ci soble moo ñu dal ci boobu mooy liñ ci ñor lañ muy en moyenne 140 000 tonnes par an ëpp na suñu soxla ndax ñun 90 000 tonnes lañ soxla kon xanaa produire nañ 50 000 tonnes de plus par rapport ak li ñu soxla ci pomme de terre. mais surproduction boobu ngeen di faral di am les cultivateurs dañuy faral di wax ni ñu am problème pour conserver ko presque dañuy perte lu toll 40% ci production bi. wax dëgg xëy na yëgul 40% mais soriwul ko ndax ñu ngi ci entre une moyenne de 25 à 30% mooy li ñuy wax perte post récolte maanaam li nga xam ne bu ñu ñorlee ba pare moom la ñuy ñàkk ci production bi toll na ci téeméer bu nekk ñaar fukk ak juróom ba fanweer kon boo bu ñuy ñorlee boo xajee ñett rek benn ba daanaka ñàkk dencukaay da doon tax ñu ñàkk ko. est-ce que yéen a ngi ciy tout à fait loolu laa doon junj léegi mais soxna mi nag balaa nga yegg ci loolu il faut nga leeral la. fi ñu jógee ak fi ñu yegg kon xam nga gis nga ne horticulture lu mel nii lii may wax ak exportation yi nga xam ne multiplié nañ ko presque par 2 yu tegu mooy 56 000 tonnes lañ doon jaay ci bitim réew ci fruits et légumes exportation 2012 léegi ñu ngi ci 113 000 tonnes daaw ci waaw kon yokk nga production kon yokk nga règle créé nga condition pour ñu am autosuffisance en oignon en pomme de terre en carotte. tey bu infrastructure dencukaay doyoon mën nga wax ne de manière numérique ci tonnage on est autosuffisant maanaam li ñu doy li ñu soxla ci légumes yooyu Sénégal mën koy ñor léegi effort yi wax nga dëgg mu ngi war a jëm ci def ko ci foo nga xam ne bu ñoratee bari ñu denc ko fa di ko génne ndànk di jox marché bi mu soxla ndax foo déggee njëg li daal na rek mooy li dikk ci marché bi dafa ëpp. maanaam produit boo dégg na njëg li daanu na xam nga ne dafa tuuru waaw mais boo amee foo ko denc dootul tuuru ndax dañ ko fay denc di génnee di yóbbu ci marché bi li marché bi soxla bu ko defee dinañ stabiliser prix marché bi
du seerloo at mi yëpp kon jóge ci 250 300 dem ci 400 500 dootul am daanaka mën nga nekk ci prix bu diggu doomu 300 wala 350 at mi yëpp mais loolu moo gën a arrangé suñu mbokk tukulóor yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te bëgg lool mbir yoon kon loolu li ma di wax mooy nguur gi tey yaa ngi dégg marché d'intérêt national président moo ko financé nguuru Sénégal mën nañ fa dey daanaka lu yóbbu 7000 ba 7500 tonnes ci ay lijum ubbi na bu yàgg président nommé na benn directeur général du ko war a gérer def na porte ouverte bu yàggul indi naa fa maraîchers yi ñu gis installation yi maanaam béykat yi lijum yi xam ne léegi mën nañu am bërëb xëy na nag doyul marché international je l'avoue doyul mais déjà mën na am lu mu jël surtout ñaar ñi gën a jege ay Sangalkam ak yu ni mel ay Gorom man ñi nga xam ne soriwuñu loolu Ndakaaru ñooñu mën nañ ñoom kuréelu béykat bi laa war surtout léegi ñu leen di jàppale pour ñu nekk ay coopérative créé nañ fukki coopérative ci ñetti weer yi passé fukk ci biir ñaar donc daañu mën di denc si foofu li ñuy ñor rek ba nga xam ne duñ ko wanteer te du yàqu kooku xam nga jéego la président joxe na 2 milliards il y a 3 ou 4 mois bi mu demee Matam dégg ngeen sortie boobu ba préfet conseil des ministres 2 milliards la jox par ministère du commerce pour ñu defar ci ay magasin de stockage muy beneen bi ñetteel bi mooy am na ñetti privé yi ñu sélectionné pour ñu réaliser infrastructure yooyu daal di ñaay mu ngi nekk en cours xam naa ne balaa campagne bi di sori di nga dégg inauguration bi loolu mu ngi ci yoon yemu ci ministre de l'agriculture def na benn programme bu mag boo xam ne ci prévoir ay tracteur ay motoculteur ay matériel jiwu pomme de terre matériel horticulture waaye prévoir ci nag ay chambre froide bu mag te loolu partenaire bi ñu ko seqal validé nañ ko ba jàpp nañu balaa yàgg projet boobu dina démarrer loolu lu muy def mooy tabax ay bërëb yu am solo yu mag maanaam magasin pas magasin wu ay 1000 tonnes 2000 tonnes 3000 tonnes parce que capacité bi daf ci am solo ñu def ko ci ñaar mën di fa denc li ñoree ci toolu dër yi. projet bu ñuy wax paysan projet d' intensification éco-soutenable de l' agriculture dans les Niayes mu ngi nekk ministère de l' agriculture man mii may directeur man laay président au comité technique bi moom it am na lu mu am ci financement bu ñu Italie jox bu mu war a def ay infrastructure Proval war na ko miin mu ngi intervenir fii aussi à Kaolack am na ay infrastructure de stockage yu mu prévoir def dans les Niayes kon xam nga lim baa ngi bëgg a sori soxna Amity loolu li ma ci jublu rek mooy ne la jafe-jafe boobu gis nañ ko waaye tooguñu rek di ko seetaan ay mëtuwaay am na ci ba balaa yàgg incha allah dina doon léeboon ak lu pont maanaam lu ñuy weesu réew nag noonu lay doxee toll na waxtu dañ doon wax ne amuñu soble amuñu pomme de terre dañ koy jëgaani prix bi dafa seer léegi ñu ngi wax beneen ko ba mu tuuru nu ñu koy def dimbali leen fi ñu ko denc bu ñu réglé loolu it yeneen soxla juddu rek adduna mu tëddee noonu maanaam ndax bés dina toog dina jot ñu ne problème yi yëpp réglé man fooguma ko ndax dina faral di wax ne soxla bu faju rek day jur beneen soxla voilà donc moo tax dafa dund naa laaj bi mais tolluwaay baa ngi noonu mooy jafe-jafe bi ñun nangu nañ ko reconnaître nañ ko mu daan ciy def ay jéego waaye bi may mujjee te muy bu am solo yi mooy loolu secteur privé bi moo ko waroon def soxna Amity parce que yow mii tey mënoon nga dem tey Kayar def fa benn chambre froide bu mag lépp ci banque bi ay milliards investir ko fa béykatu Kayar di ñëw ci yow nga leen di dencal seen production doo leen ko may nii dañ lay fay boo demee fu mel ni Hollande ñoom benn yoon nañuy bay soble te bëri na ku jul soble ci àdduna fu nekk nii ñoom ñoo la ko gaay kon non seulement dañuy am lu leen doy ba di jaay fépp ci àdduna bi mais li ñu ko may rek mooy dañoo investir ay milliards réaliser ay chambres froides yoo xam ne ay millions de tonnes lañ fay denc mais loolu du l'état bi moo ko def de secteur privé bi moo lamb poosam investir ci loolu di ci amaat di ci am tamit xaalis waaw kon secteur privé boobu jàppaloo ne dañu war a gën a dugal seen loxo ci affaire mbay bâtiment yi baax na oto yi baax na les services de commerce baax na mais nañu gën a bàyyi xel
ci yëngu yi nga xam ne buñ ci dugalee seen loxo non seulement daañu ci gis seen bopp mais doomu Sénégal yu bari daañu ci gis seen bopp depuis béykat bi surga bi borom transporteur bi ndaw si jaay marché grossiste bi ñëpp ba ci Sénégal bi nga xam ne ci ndab bi rek lay dajee légume ñëpp koy yëgal. D'accord, avant de faire partie horticulture, il y a une question de l'année. Moi, c'est vrai qu'il y a un docteur Macoumou parce que l'anomalie et l'horticulture jouent un rôle important si la consommation fruits et légumes au niveau du Sénégal. Secret bu dee am na secret bu dee mën nañu ko tuddee secret mooy gëm ak dégg ci li ma yaakaar rek ak dégg doxalinu président de la République gëm politique am ak dégg ko ci li ma yaakaar mooy sama secret bu dee mën naa ko tuddee secret pour tontu sa laaj ndax leeraayu vision macha allah leeraayu gis-gisam ak dëppoo bu mu dëppoo sama bos man en tant que technicien rek waxuma sax acteur politique man en tant que technicien li président def dama ci retrouvé wu ba nga xam ne day mel ni bu koy wax ca démb sa maa moom dañ cee waxtaan loolu yàlla moo koy def en tout cas suñu gis-gis dëppoo bi mu dëppoo ci man en tant que technicien ni ma jàpp ne noonu la ñu war a orienté mbéyum Sénégal dëppoo boobu yombalal na ma loolu day tax ba lu ma ciy def day yomb ci man à part cawarte gi ndax ndigal la jógee ci moom à part cawarte gi ndax maa ngi def lu dëppoo sama ngëm-ngëm day nekk énergie ci man te it di siru ci man loolu laa jàpp pour mu yombalal ma réussir la ma cay def ba nga xam ne ci bunt boobu tax na ba lu ma ci yëngu rek maa ngi ciy sant suñu borom bu baax ginnaaw ma sant président de la République lu ma ci yëngu rek yàlla defal ñu ci ndam ñu ngi ñaan suñu borom yàlla wéyal loolu ndax moom moo ko mën mu barkeel yëngu bi teg ko ci yéene yi ak gis-gisu président kattanal ñu nit ñun ñi nga xam ne mooy ministre de l'agriculture mooy ñun ñi ay collaborateurs am yàlla kattanal ñu ba ndam yooyu sax di am ndax comme ndigal la ñuy jëfe yàlla na ndigal ba dëppoo suñu ngëm-ngëm yàlla dogal na loolu yàlla na ndigal ba ànd ak jàppale ak dooleel loolu yàlla dogal na ko ndax président moo ñu koy defal pour que li ñu bëgg a def ñu mën koo def fi ñu bëgg a féetee béykat yi ñu mën leen faa bay féete ndimbal li ñu bëgg béykat yi jot moom ñuy dimbale ci joxe ko seg ko suñuy loxo ñu jottali ko béykat yooyu kon ñu ñaan suñu borom yàlla saxal loolu en tout cas yàggal ko lool ba nga xam ne émergence suñu Sénégal bi dina bëri fu mu jaar mais fenn fañ cee ëpp agriculture en général mais surtout horticulture en particulier soo naa nag mënuma wax ci loolu te mënuma laa wax ni te waxuma la ni xëyu ndaw nit yaatu daanaka doy ci loolu la mën a jaar. naka ngeen mën a def bu dugal ndaw ci ndaw ñi ci nga xamante ne mooy secteur bi ngeen nekk ndax mën nañ ciy génne ay plan d'action yoo xam ne ndaw ñi dinañ mën a mais tout à fait Amina loolu mooy li am tey xoolal initiative yi nguur gi jël yëpp pour saafara xëyu ndaw mu jublu ci wàllu yëngu ci kaw gi ban moo ci ëpp mbéy amul yi ci ëpp ci mbéy la jëm mais man mbéy périmètre yi ngay dem tool yu taal yi ngay gis ñu koy war a teere gerte baax na parce que man nii ni ko mbëri yi waxee su ma ko soñoon wax mën naa wax ne xaalisu gerte lañu ma ngénte comme ni ko mbëri di waxee kon xam nga gerte rek laa xam sama wajur moo yoroon fii ci Saalum usine bi ñuy wax SODEC société de décortiquage benn pàcc la woon ci Sonacos ba woon
wala boog te suñu boolewul ba Sonacos tey amatul nag Sonac boobu arrêté waaye nekkoon nag moo doon xool li gerte gi mu ngi nekkoon fii site bi mu nekkoon am na campement bu mu dellu fi mu nekk fii ci Latmingué sama waajur moo yoroon usine bi moo ko sama tooma ñoo ko doon doxal donc kon xam nga ne am naa lu ma xam ci gerte bëgg ko lool nag suuna noonu bësi noonu mboq noonu waaye wax dëgg yàlla buñ nee kaay leen ñu yëngu ci mbéy pour mu doon suñu métier duñ wax ne kaay leen béy gerte en tout cas pour xale yi dégguma ko li ma gis mooy ci toolu horticulture la ñuy jël ay légumes la ñuy mbéy lu tax mooy rendement bi moo ëpp mën nga def 25 ba 30 tonnes ci benn hectare loolu ni ma tollawul ak moins d'une tonne à l'hectare ci mbéyum nawet loolu yemul amee na ñaar bi njëg gi njëgu légume toujours boo ko seetee bëri na mooy ëpp njëgu gerte njëgu suna gerte sax bi ci suna ay du génn du dëgg ñetteel ba waxtu wu nekk mën nga koo béy moom légume moom ndax légume bu dawul ci saison bi rek nangu la ci saison bële soxna nga xam ngeen ne nawet ñëw na légume amatul loolu xew na ci réew mi xewoon na fi day Amina xaw ma fekke woon nga ko xaw ma parce que xaw ma yan at ngaa waaye foofu ma ne nga fekke ko lu bari waaye toll na waxtu soxna yi dañ doon wax ne légume dafa ñàkk léegi dafa seer ñu ne tax ñu ne nawet bi la loolu jeex na fi waxtu wu nekk légume mu ngi ñoree ci Sénégal kon kilo rendement ëpp la jaate par kilo yëngu boobu nga mën ko def néew ñaari yoon ci at mi mais nooy def bu ko gudd la ëpp njariñ kon yëngu boobu moo ëpp njariñ te moo mën a tax xale yi toog ci kaw gi je suis formé c'est-à-dire mbéyum nawet baax na lool mais lu tax benn xale Saalum toog def mbéy métier kon dañuy boole mbéyum nawet bu nee wàcc ñu góob suñu suna def ci suñuy sàq wala ñu bojjal machine ba def ci suñuy saako bàcc suñu gerte jël suñu ngooñ jaay suñu gerte génnee ci jiw noppalu octobre ndax octobre mooy récolte presque wala boobu novembre décembre rek ñu dugg ci mbéyum noor def suñu pomme de terre nga xam ne sedd la bëgg buñ ca paree def suñu kànja wala suñu batante wala suñu tamaate wala suñu kaane buñ jiyee décembre pomme de terre ñu ngi koy récolter février mars mu commencé tàng fa muy jeexee nga commencé mbéyum noor bu tàng bi jeexal mais nawet dikkul juin bu dee noppalu nga wàcc say jiw ak yooyu juillet nga ji waaw kon Amina est-ce que kon noflaa dina amati kon toogaay dootul amati kon li fii ci Saalum en tout cas agriculture comme métier égale diversification agricole maanaam wuutale mbéy yi di béy nawet di béy ñaari yoon noor ndax gàncax bi nangu ci ñaari noor yi bu sedd beeg bu tàng bi am na fi te xam-xam bi am na fi ci sama direction muy de horticulture ci DRDR ci ANCAR ci projet yi ak programme yi kon xam nga lay jeex na li desoon mooy engagement wu ndaw ñi te ñu ngi sant suñu borom maa ngi gis ni en tout cas man am naa yéene def ci liggéey bu yaatu ak maire yi daa def daje balaa yegg ak ñoom maire département Kaolack pour séddoo ñoom sama gis-gis ci loolu nan lañ mën a saafara problème mu xëyu ndaw ñi nan lañ mën a saafara problème mu autonomisation jigéen ñi nan lañ mën a régler problème mu économie locale mu jaar ci horticulture séddoo ko ak ñoom après nag séddoo ak ñoom seen préoccupation askan ndax wóor na ma seen askan mu ngi wax ak ñoom ci li mel noonu bu ko defee man loolu nag ce sera pas en tant que maire mais en tant que directeur de l'horticulture pour gunge wante ak ñoom jàppante ak ñoom tàggat seen i ndaw tàggat seen i jigéen fexe ba intermédiation ma yombal ko mooy projet ak programme ministère de l'agriculture yi nga xam ne horticulture dong ci lañuy ñëw ma fexe ba ñu intervenir ci commune yooyu jàppalante ak maire li direction horticulture di joxe ci jàppale yi naturellement ma mettre ko ci seen disposition parce que gëm naa ni solution emploi des jeunes solution développement wu département bu Kaolack parce que mbéy nag ci seen wàllu temps loolu may wax sax c'est valable pour la région de Kaolack c'est valable pour tout le Sénégal mais comme tey ci Kaolack la ñuy wax dama jàpp ne suqaliku département bu Kaolack
ak saafara jafe-jafe yi xëyu ndaw ñi ak saafara néew doole jigéen ñi mënul jaar feneen fu dul mbay waaye man mbay nawet comme ni ñu ko doon defee ni depuis ca maam ba léegi waaye dolli ko te yaatal lool mbayu noonu lii daal mooy li nga xam ne man gëm naa ni bu ñu ko defee dina doon saafara te li nga tuddee woon secret mooy engagement boobu nga xam ne moom laa am ba yàlla defal ñu sutura ba au niveau national ñu réussir loo nga xam ne ñëpp nangu nañu ne non seulement mosu fee am waaye kenn yaakaarul woon ne secteur horticole dina fa yegg même détermination bi ak même engagement bi laa ciy àndal s'il s'agit bu département kaw. ñu wax ci loolu en tant que maire la choix a été difficile au niveau de la région de Kaolack les élections locales surtout au niveau de la département tey nga Dina nekkoon le premier maire de la commune de Lamine yàlla def na ñu wax donc ci commune bi pour une deuxième fois alors tey lan mooy xaar docteur Coumba ci nga xamante ni mooy deuxième mandat ci bopp maire. jërëjëf soxna Amina wax nga dëgg man maa njëkk a nekk maire fii ci commune bi mais ngi à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation nga xam ne moom moo consacré li ñu tuddee la communalisation intégrale ou universelle mooy que communauté rurale yi fi nekkoon avant 2013 parce que code bi 2013 la génn yëpp ñu maase tuddee leen commune mu àndale ko cër ya commune war a am ak sañ-sañ ya commune war a am yàlla dogal ma nekk ñu njëkk a fal ma nekk maire waaye yàlla may defal sutura maa ngi koy sant ginnaaw ba ma may xewal googu mayaat nga it beneen xewal mooy man maa njëkk a nekk it maire bu ñu fal au suffrage universel direct loolu it xeebuma ko ci lu may sante suñu borom ci la bokk loolu nag am naa ci mbégte lool ndax bu mu boole ak sant yàlla ndax daf ma may ma def lenn ci li ma bëggoon yàgg ko bëgg yàgg ko yéen sama dox mooy nekk jaamu soxlay samay ñoñ ndax loolu ñu tuddee politique te nga xam ne daanaka mooy yoon yi ñu jaar ñun ñëpp ba nekk maire dama cee gëmmul yëngu pour sa bopp dama gëm ne ci définition cosaanu politique sax mooy yëngu pour ñeneen ñi la maanaam nekkul métier nga war a dem ba am métier mu téye sa teraanga téye sa sutura nga soog a dugg ci politique pour bokk ak ñoom loola nga am waaye pour que loo am lu jógee ci politique bi nga mën ko delloo ñoom parce que waaye bu dee li ngay wut yàlla ko gën a soxla boo ci jotee bu laaj cee jot nga doy te boo doyalee boo ma tudd du des loo leen jox donc fal ak falaat boobu soxna Amina li ma may mooy ma nekk au service des miens maanaam ma yëngu ak di sonn ak di jëf ak di wax ci lu jëriñ sama waa commune loolu dama ko yàgg bëgg ndax loolu tax ma dugg ci politique voilà donc moo tax sant naa ci yàlla kontaan naa ci trop waaye ñoom it sant naa leen ci ndax ci seeni loxo la ko yàlla jaar ndax bu ñu bëggoon ma nekk fi maire lu ma bëgg nekk jaamu seen soxla lu ma leen bëgg jàppale kon du ma am occasion def ko kon légitimité boobu ñu ma may pour ma mën a dox wax def ci turu ñeent fukki junniy doomu aadama 40,000 am ci turu juróom-ñetti fukki dëkk ak ñeent loolu lu ko gën a rëy pour man dafa am waaw dafa am moo tax it li muy jur ci man rek mooy reconnaissance ma jaar ko ci bañ di wax rek jërë ngeen jëf sant naa leen déedéet ndax may ngeen ma liggéeyal leen déedéet loolu doyul mooy def lu ma mën ak sax lu ma mënut pour que ñoom lañu bëgg ñu mën ko am looloo waral bilan bi fi am ci sama premier mandat
ñoom ñu naw ko lool te man ma xeeb ko lool li tax ma xeeb ko mooy fa ma jëm ak ñoom wala sama yéene ci sama bopp sori na foofu waaye ñoom am nañ ci mbégte xaar ba jàpp ni loolu mosu fee am loolu nangu naa ko waaye loolu moo tax ñu falaat ma loolu laa jàpp waaye du loolu rek ma dégg li tax ñu falaat ma li weesu taxul muy wax la ca kanam moo tax pour tontu sa laaj bi jubluwaay bi ci mandat bi mooy ci lu ñoŋal seen nekkin lu gën a ñoŋal seen nekkin seen dundin mooy lu fi gën a yaatal yëngu yu indi koom-koom mu jaar ci wàllu mbay jaar ci élevage jaar ci exploitation xorom si nga xam ne ni ñu koy def waaye mën nañ ko gën a améliorer ba tax na lu jëm ci investissement privé ci suñu commune parce que nag commune mënta def loolu yëpp ma wax il faut ay partenaires il faut nguur gi maa ngi sant président de la République ci jàpp yi ñu jàppale transfert financier yi muy fonds de dotation de la décentralisation muy fekk muy contribution économique locale valeur ajoutée bi mu ñu jox nga xam ne ay milliards la yu mu yokk collectivité territoriale yi ba mu toog ak léegi il faut ñu gërëm ko ci il faut ñu sant ko ci ndax loolu tax na ba ñu gën a mën suñu bopp ci ban wàll ci wàllu jël en charge personnel collectivité yi yenn volets yi investissement yi ñu mën nga jël en charge ñu ngi ñaan ministère bi yore loolu ministère des collectivités territoriales à travers le PNDL xam nañ président de la République joxoon na fi ndigal pour que loolu ñuy wax le PACASEN ñu yaatal ko aux communes en zone rurale ba ñu tuddee ko le PACASEN rural ci lañ jaaroon ba at mi passé ñu laajoon ni ñun ñëpp di ñuy wax les plans triennaux d'investissement bu Lat Mingué rek mu ngi nekkoon 1,250 milliard pour 3 ans mooy plan triennal d'investissement nga xam ne ni ko communes yi agglomération yi muy mel ni Kaolack yu mel ni Saint yi mooy commune agglomération yi rek nga xam ne 123 communes lañu woon ñi ñu séddee woon 130 milliards noonu la président waxoo woon ne na jël pratiquement je pense budget bi 300 milliards la woon pour aussi le reste des communes en zone rurale pour que mu permettre ñu def li ñuy wax ay investissement mooy loo nga xam ne day jur après ay recettes day yombalal askan bi ay services am mais commune bu amul investissement dina jafe mu mun a générer boppam ay xëy ay yëngu yu mën a jur ay recettes te communes yooyu nekkoon commune rurale bu nekk comme ni nga ko xamee soxna Amina daanaka lu am solo ne xoon kon président xam na loolu à part jàppale bi ci fonctionnement mairie yi à part jàppale bi ci quelques investissements nga xam ne PUDC def na ci benn wàll Promoville def na ci beneen wàll Puma def na ci benn wàll Puma pour dëkk yi ci frontières yi Promoville pour taax yu njëkk yi dëkku taax yu njëkk yi PUDC pour dëkk yi suñu commune ñun ñi nga xam ne ci kaw gi lañ nekk yooyu yëpp def nañ cee pas yu am solo mais président xam na loolu te xam na ne matut mu ne kon nañ jël PACASEN rural dabbali jàppale boobu jaarale ko ci plan triennal d'investissement bu commune bu ne xam nga ne commune bi mais ñu fi dugaloon 1,250 milliard ci ñetti at xam nga ne mu ngi soppeeku waaye soppeeku bi dina gaaw mu ngi dox waaye doxee bi dina gën a gaaw kon loolu ñu ngi koy yaakaar di ko séntu pour que démarrage bi ñu ngi ñaan département ministère bi yore loolu xam ne ni président wane na yéeneem wax na ko bu yàgg ci journée nationale de la décentralisation bi mujj ñu taxaw ci lu baral loolu ba PACASEN rural commencé dox. d'accord docteur mais ci côté élection yi ci West ba léegi au niveau de Kaolack wala ci département bi fii nga nekk nii benn bokk yaakaar daf fi amul ay jafe-jafe tey ñi nekk ci commune ngeen réussir à restaurer li nga xamante ne mooy benn bokk yaakaar seen commune est-ce que jotul nag président de la République jox leen gëdd bi ngeen yelloo dëgg-dëgg mooy jàppale leen yéen commune yi nga xamante ne da ngeen ko gëm bu mel ni Lat Mingué musul wax dès présent dafa mës a ànd ak président Macky Sall. jërëjëf soxna Amina yow nag xam naa ne daal boo paree nga jox ma facture bi nga présenté ma facture bi parce que li nga wax dafa wér ba nga xam ni wax dëgg yàlla damay adhéré rek ci même lancé bi que yow maanaam li nga laaj man dama koy wëlbati mu doon une affirmation mooy waaw commune Lat Mingué ba président de la République nekkee ci bopp réew ba léegi mosu koo wax de at mu nekk
élection yi ñu def résultat yi ñu am gënaat yeneen yaa ngi fàttaliku yaa législative yi passé yële ñoom ñoo jëloon paie avec 75% ci département bi Kaolack yi donc maanaam fës ci jàppale président de la République moom président Macky Sall fii ci commune Latmingué loolu ñëpp xam nañ ko loolu yi ba fii may wax ak yow moo am te insha allah fekk ñoo ngi fi mel ak suñuy bokk ak suñu askan ni ñu melal moom fekk soppeeku wuñu ñun te fas ñu yéene ko ñoom du ñu soppi kon mën nañ ko wax ne fekk ñu ngi fi mu ne fi lu mu bëgg fii ci commune bu Latmingué dina ko am moo xam ci ay local moo xam ci ay législative pour député moo xam mu soxlawaat te ñun nag bu ñu sañoon waxuma mu soxlawaat de bu ñu sañoon mu laajaat ñun ndax nag mooy suñu sauveur te réew mi pour ñun dafa nekk politiquement waxin la bëgguma wax di gis lool en danger politiquement lay wax nag dama bëgg ñu bañ a jox sama kàddu chance bu mu am wala boog naa firi li ma bëgg a wax foofu mooy tey da ngay xool paysage politique bi ñi fi ay kàngam di yëngu ci politique ne yow yaay dañoo soxla réew mi yow soxna Amina li ngay journaliste moo tax waaye bu dul woon loolu su ma la laajee kan à part président Macky Sall moom moo war a mën a téye suñu réew ba woy wi ñu am ci àdduna ci wàllu démocratie ak taaram des ci naw bi ñu naw réew mi ak borom réew mi tey fépp ci àdduna loolu des ci yoonu émergence bi mu xaal moom président teg ci réew mi ñu jublu ca loolu mën a wéy bu doon li nga doon journaliste di nga ne gisuma kenn mais loolu mooy li wér waaw une démocratie majeure comme le Sénégal ñu tabax ko depuis 5 ans ñu bëgg président de la République tabaxal ñu au plan économique parce que nag tabaxal nañu une nation depuis 5 ans tabaxal nañu une administration de qualité qui fait école qui fait référence respectable à tout point de vue respectable et respecté kenn waxatu waaye un Sénégal nag économique c'est avec l'avènement du président Macky Sall. mais soo waxee loolu est-ce que du indi ay kii ndax yéen ngeen am candidat bu mel ni Ousmane Sonko bu ñu ko xamante ni kanam des Barthélémy Dias et autres yi nga xamante ne pare nañu pour def benn dànk laaj bi nga wax ne président Macky Sall rek mooy ki gën pour Sénégal aussi est-ce que loolu tamit du rek bëgg fekk nga président Macky Sall ñu troisième mandat. na yow nag mosuma laa xamee caractère provocatrice waaye tey découvrir naa sa côté provocateur li tax ma ko mooy yow wóor na ne ñi nga tudd ñëpp génération digitale lañ politique digitale yàlla sax bu rafetoon wax nañ ñu lu ñaaw boo génnee ñu ne mu dégg ngeen li mu waxati nga nekk ci réew mi ñuy wax réewum Sëñ Tuubaa nekk ci réewum Seydi Hadji Malick réew Cheikh Ibrahima Niass réew Maam Limaamu Laay réew Sëñ Abdou Khadre Jilaani maa ngi bëgg a tudd famille Kunti réew église bi nga xam ne suñu nitu diine ci wàllu chrétienté bi aussi référence lañu ci réew mi ak ci àdduna bi lu ñu xam mooy yar mooy kàddu gu rafet mooy joxe cër joxe wàccuwaay yow sa adresse mooy foo waxee ñu kii gémme nga ne yow yaa bëgg a nekk référence pour jiite réew moom yàlla bu ma fekkee noonu man lu garaaw laa lay wax nii am na lu xew ñu ci réseaux sociaux yi ku dàq saaga nga
am na génération bu ko indi génération bi nga tudd noonu Amina moo fi indi saaga ak saagaloo xale yi parce que ñun seen bopp dañuy saaga donc ñooy saagaloo xale yi ci réseaux sociaux yi donc ñun Sénégal boobu ñun xamuñu boobu Sénégal bi ñu xamoon te ñii ma tudd incarné ko seen njaboot yi fi des tey di ñoom incarné leen mooy xalifa yi fi ne ak njiitu diine yi fi ne doon mag nag fii tey ñu wekk leen suturaal leen respecté leen yaakaar leen man Sénégal boobu et ak man ak keneen boobu la ñu xam boobu la ñu namm te bëgguñu mu jóg fi kon ku fi wut réew mi dafa am d'abord noo war a mel ba mën a yaakaaru nit mën a am ci yow yaakaar dafa am melokaan boobu melokaan boobu Amina gisoo ko ci kenn ci ñu ko tudd je regrette mais amu ci mais loolu dalul xel du sa bos du sama bos du xelu kenn kum dal te ak samedi bi nañu ko wan ne loolu dalul seen xel le Sénégal n'est pas prêt à se choisir un président violent Sénégal parewul pour tànn président bu arrogant Sénégal parewul pour jël président buy exposer réew mi ndax meloom par rapport ak yeneen réew nga xam ne lépp xëj na ci ñun jàmm nañu xam la paix ñun tudd ci Sénégal luñ ci doon lu teraanga wala luy teraanga dégg nañ les lions de l'Atlas les lions de xawma fan indomptable les lions de xawma lan ba dégg nga président de la République bëgg dem def leen ni teraanga bi ne wàccal leen ma ko fii dem foofu amul teralante ngeen jël coupe bi indi ñu teral leen def loolu kon ñun Sénégal teraanga la ñu xam teraanga nag du jëf rek muy commencé ci kaddu bu rafet sarax la Amina jëfandiku bu rafet teraanga la kilifa diine ak kilifa at naa ne kilifa rek nga jox ko wàccuwaayam teraanga la kon teraanga boobu di dàkkantal di mandargay réew mi ñun dañoo soxla fii ba ilaa yow mi di njiit buy incarner d'abord loolu kon loolu yàgg naa di kon bu ko xeeb lu am solo la jógeel foofu nga ñëw ci expérience waaw njiitu réew soxla nañ ci expérience ku xam lan mooy la chose non seulement la chose publique mais kan moo xam ku xam luy état déedéet ñooñu am ñoo xam ni su ma leen màggee bëriwul ñoo maas te man teel laa dugg ci gestion à des sphères yu xaw a yu kawe ci réew yàlla defal na ma xewul te maanaam teel laa gérer laa bëgg a wax kon bëri na lu ma xam waaye bëri na lu ma xamul waaw ñooñu jaarukaay boobu boo leen waxoon ban service wax nga direction de wax nga ne ban service nga mës a jiite mun nañu laa wax bii ban expérience lañ am ci gestion état amuñu ko donc yow amuloo expérience sa kàddu neexul sa doxalin rafetul wegoo ñi dëkk réew mi wala boog wegoo ñi jiite ñi dëkk réew mi bu dee weg bi ci say discours la nii rek mais sa doxalin dañuy yëg ni weguloo ñi Sénégalais yi weg yow wegoo leen mais kooku ban caractéristique c'est pas fini expérience boobu aussi ñàkk a xam feneen ci la bokk ban béew ban kilifa yan kuréel la ñu jàmmoon jaxasoo ñoom ba tey ëllëg bu ñu nekkoon fii réew mi mën a dox ci li ñuy wax diplomatie aju demee noonu mais réew mënut a doyloo boppam réew amul réew mel mu doyloo boppam États-Unis ngeen ne moo dàqale donc li ñuy wax ci tubaab bi on a toujours besoin du plus petit que ce soit ñun j'allais dire même du plus grand que ce soit maanaam yow soxla ñeneen ñi soxla Amina si réew mi dafa soxla yeneen réew yi dafa war di jaxasoo ñoom jàmmoo ak ñoom di seq ñun lu jëm ci wàllu administration wàllu économie wàllu koom-koom wàllu culture. jàpp ngeen ne seen candidat seen président noonu la koy defee président réew mi jiitu la. président Macky Sall noonu la koy defee. non seulement noonu la koy defee mais ci jamono bii man li ma def mooy moom rek kese donc.
moo ko fi mën. waaye moom man loolu laa waxagul lu leer parce que bu ñu ko laajee nii wii nii noo lay wax waxagul kenn lu leer. waaw soxna Amina. donte sax ñu ngi teg question toujours ci table bi ngir mu leeral askan bi ndax dina ko laajal wala du ko waaw laaj. soxna ñenn ñi ne constitution may ko mais nangu ko leeral. non man moom xaw ma du ma moom du ma wax it ci waxam ci lu mu war a wax moom moo xam lan la war a wax kañ la koy wax naka la koy waxee fu mu koy waxee loolu vraiment ci lu président moom moo ko waaye man sañ naa wax li ma sama askan wax lu ñu ma wax ñi ma dëkkal ñi ci ëpp nga xam ni seen bunt ci Macky Sall man la li ma yóbbante ci moom mooy xamuñu lu mu décidé xamuñu lu mu bëgg mais ñoom bu ñu sañoon mu bëgg suñu sañoon mu laajaat ndax moom moo leen doy te yemul ci doy moom moo dal seen xel ci fii àdduna toll ak jamono ak ci fii réew mi toll loolu amul ci droit soxna Amina loolu am nañ ci droit nag loolu lañ def defe naa booy bu ñuy déglu li ma wax lu leer ñun dugguñu ci wax waaye dañu ne am na lu nekk suñu xel lu dalal suñu xel bokk na bokk ci li ñuy ñaar mooy yàlla na bëgg. ci kanam ci kanam pour mu ne li ci kanam rawali gër ni may signalé que ni émission bi mu ngi jeex nga ñëw rek ci tuuti li nga xamante ni mooy message yi nga lancé dem si ci question bi nga xamante ni moom laa la laaj lan ngay laaj ci lan ngay xaar ci président de la République donc yéen aussi leen wax de nga lancé wàllu message tàggatoo ak ñu joxante dig rek jërëjëf ñun daal li ñuy xaar mooy rek wax dëgg yàlla nag mu dolli ñoo jàppale ci lu jàppale askan bi boo ne lu ñu doon laaj président loolu lañ lay tontu ndax li ñu gëm mooy foo dégg dolli dangaa amoon doole li ñu lool la loolu maa ngi la koy seedeel su ma ko doon lim fii sa émission bi dina jeex te du ma pare waaye doole ñu ndax askan wi la soxlaam jeexagul ak ndax sax bés dina jot mu jeex te comme commune bu mag nañu ne ku ñu dolli doole ñu jël te comme nekk lu fi ñu fi suñu commune rek ndax wax na ko ñun bu ñu gëmul ne moom la nit ñaa ngi koy jiiñ seen bi nu mu tuddee du suñu leader wala loolu loolu nga présenté de xamu leen ndax ñun leader lañu waaye nit ñaa ngi koy jiiñ comme ni ñu koy jiiñ nag dañu gëm ne leader warul nekkal rek fa mu dëkk wala fa mu bokk leaderu ñëpp wala boog leaderu ñu bari la war a doon kon su ma nee yokk ñu doole suñu yéene yemul rek ci commune Latmingué yemul rek ci arrondissement bu Koumbal nga xam ne mooy la zone du Laguem di ñeenti commune waaye yaatu na ba laaw département bu Kaolack yëpp waaye ba léegi day bëgg a xat yegg na ci région bu Kaolack yëpp waaye boo ma tudd mu xaw a xat Sine Saloum nga xam ne homogénéité ak unité cohérence à la fois agroécologique ak économique daf fee am dañu juddoo fi dëkk fi ñu ngi koy xool suñu solo mën koo xool bët bu yaatu maanaam suñu taxawaay yaatu ba daj loolu ci wàllu bokk gi ñu fa bokk waaye au-delà de ça Sénégal yëpp dañ bokkal soxna Amina bu ñu sañoon am sañ-sañ ak doole ak mën-mën bu li ñuy def lambee réew mi loolu nga xam ne mënuñu ko loolu président de la République moo ko mën kon duñu ne lii wala léeg waaye bu ñu sañoon daal suñu doole yokk ba suñu mëbët ci suñu askan ak ci réew mi
ñu mën koo gën a yeggal kon bu ginnaaw ba ñu ko sant nag bien sûr gërëm ko ci kóolute bi ak lim ñu jot a defal ci dooleel bi ba ñu yegg si fii ñu yegg si ci suñu wàllu liggéey waaye aussi ci wàllu taxawaay bu ñu taxawee suñu askan. appel bi nga wax nag mooy élection yi ñu génnee ak yi ñu def at yii yëpp sax d'ailleurs ñu ngi ko def sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar kon appelu unité laay njëkk laay lancé unité fan mbéy ci sa réew tànk unité ci biir alliance pour la république déggoo bi des na soxna Amina gis nga li xew ci législative non ci local yi passé waaw gis nga ni ay liste parallèle ak yu ni mel moo ñu indil yenn nat ca la ñu dund ci yenn gox yi ba ci fii ci département bu Kaolack à travers la commune de Kaolack comme moo ci gën a siiw xëy na am na ci yeneen commune waaye en tout cas fa la gën a fëse kon may woote d'abord une retrouvaille nit ñi fexe gën a liggéeyaat bennoo bi ci biir suñu parti d'abord te man tàllal laa loxo ñëpp te pare naa pour bokk ca ñay jox ca loola après Benno boobu ñu def ko aussi ci biir Benno Bokk Yaakaar gën a jaxasoo gën a nawlante ak parti yi ñu àndal ba suñu Benno bi dara bañ koo mën a yàq pour que ñu booloo liggéey suñu département bu Kaolack bi nga xam nag yéen naa réew mépp lu baax ba tax na charge nationale la ma yàlla dénk à travers une volonté du président de la République waaye nag su ma sañoon Saloum du mujj ci dara moo tax it maa ngi gërëm mbokki Saloum yi nga xam ne tey fii ci département bu Kaolack commune yi ci ëpp ñun ñoo ko gañe mu jaar ci Benno bi ñaar leen a gérer ñu ngi jaar ci loolu félicité maire yi nga xam ne yëpp fañ lañ leen njëkkee ci maire Benno yi ndokkeel leen félicité leen encouragé leen ñaanal leen ndam yaatal koy ci maire yi nga xam ne bokkuñu Benno waaye ñoom ñëpp ñun ñëpp même yéene bi lañu am ci askan wi waaye massawu it ak encouragé suñu naataangu maire yi nga xam ne ci dogalu suñu borom reconduire leen waaye maa ngi wax bu ñu découragé ndax liggéey sa askan kenn du ci découragé di leen encouragé kon te di leen woon tàllal loxo bu ñu continuer tàllal leen loxo ñu bokk jàppalante ci anam yi ñuy nekk ëllëg ci wàllu yëngu ba ñu bañ a soree ñun ñëpp ba ànd soto soxla yi askan wi commune yi nekk ci département Kaolack département ci boppam région bi ak réew mi daal di jëm kanam. man ñi maa ngi di gërëm di leen sant di remercier mbooleem internetu Saloum Actu. mu nekkoon docteur Macoumba Diouf maire de la commune de Latmingué waaye directeur de l'horticulture ñun tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci seen biir émission suñu leader la woon te ñu ngi woon ci commune bu Latmingué jaajëfal nañ leen bu baax a baax yi ñu doon topp jaajëfal li nga xamante ne ñoo nekk ci technique bi Mouhamed Diaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax le technicien Pape Maïssa Diop Babacar Sarr le coordinateur toute l'équipe de Saloum Actu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje très rapidement très bientôt ak beneen leader jaa ngeen jëf.